que leeral ci li nga xam ne moom moo lalu ci sommation yi mairie jox ñi nga xam ne ñooy gérer cantine yi fii à Mermoz pour wax leen ni que Abou Makalu yëgul tiinul et xawma nag lan moo nekk sa gannaaw turam bi ñuy teg ci loolu xawma lan nañ ci jublu mais ñi ko def ñoo ko xam xawma nag fu mu jóge mais am na dañu fi toog xam nañu ne am na li ma bëgg a leeral fàttali rek mooy dama bëgg a dellu si ba 2011 parce que j'étais le président du comité de développement local de Mermoz de 2009 à 2014 et 2009 à 2014 def nañ ci lu bëri mairie ci boppam reconnaître woon na que le comité de développement local de Mermoz est le meilleur comité local de développement de la commune parce que ni ñu doon collaborer ak ñoom la léegi lii nga xam ne moom moo indi coow lii dam ci dellu si en 2011 le collectif des riverains yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci jàkka ji fële ci ginnaaw te monsieur Ndoye mu jiite woon ko ñoom ñoo def pétition ñoom ñoo dem bind comité de développement local de Mermoz di ñaxtu si ñi nga xam ne ñoo toogoon foofu di jaay yàpp ak yoroon fa ay cantine foofu à côté ci wetu jàkka ja mooy en face quincaillerie bi nekk foofu parce que dañu njëkk a dem mairie kooku sama tante ci boppam moom moo dem mairie dem seeti maire maire na ko yow sa jarbaat moom mooy président comité de développement local de Mermoz su fekkee da ngeen bëgg ma dindi fi ñooñu dem leen ci ñoom ngeen wax leen ko ñoom ñu bind ñu bu ñu bindee ñun ñu def ko ni ka maire bi waxee ñu defee ko noonu le président Pape Ndoye bind ma lettre ci boppam jox ma defal ma liste ñi nga xam ne ñoo def pétition man nag en tant que président du comité de développement local de Mermoz jël sama ay responsabilité bi ma concerté woo ak nit yi nga xam ne ñoom laa ko séqaloon bi ñu xoolee effectivement que nuisance la si nañu bindal maire lettre mairie ne ko jot nañu bataaxal ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci wetu jàkka ja te ñoom ñoo fa dëkk ñoom ñëpp ñoo def pétition nee nañ dañu bëgg ñooñu jik fa comme ñun nag dañu jiital pour ñu def li nga xam ne moom mooy yoon ñu ne ko gis nañu ne effectivement que c'est gêné occupation irrégulière la war nga ko mën a dindi mairie dindi ko mais mairie si ñi mu dindi ñoon ñëpp daf ci seppi kenn ñëw indi ko fii nga xam ne ci case bi fa la kiosque Lonase nekkoon ñu déenee fa kiosque Lonase ñëw dugal fa kooku bu loolu amee ci nañu bind bataaxal bii nga xam ne jox nañ leen ko référence CDLM PR SG 16 711 du 4 octobre 2011 reçu à la mairie le 7 octobre 2011 ñu ngi koy ne ñun d'accorduñu ci cantine bi nga xam ne yaa ngi ko jëlee fële nit ci di ko bañ nga ñëw indi ko fii nga xam ne jëlee nañ benn cantine te ko roy waxoon fu ñu jëlee ko fi muy Lonase bi parce que kenn occupé ko woon defatu woon dara dañ ko fa bàyyi kenn nekk fa woon ñu ne ko d'accord ñu ci loolu mairie tontuñu binduñu benn bataaxal bi ñuy bind moo nekk ni bataaxal bu ñu jot le 26 octobre 2011 mu ngi ne jot naa seen lettre bi nga xam ne da ngeen ni ñaxtu cantine bu bees yi nga xam ne dañ ko jël dugal ko foofu ci place su kiosque Lonase te ngeneen conseiller municipal sax moo ko fa teg mu nañu d'accord naa ak li ngeen wax wante comme ñëpp tolloo ci droit
li nga xam ne moom moo gën mooy nañu dindi ñépp ñu fi nekk fekkee d'accord ngeen ci loolu bind leen ñu dindi leen tontuwuma ci lettre boobu parce que lettre naafiq la li mu ci jublu woon mooy jaxase nit yi tontuwuñu ko ci c'est le dernier courrier bi nga xam ne jot naa ko et peut-être la seule réponse bi nga xam ne sur plus de 25 courriers yu adressé mairie entre 2009 et 2014 bu ñuy wax loolu tontuwuñu ko ci bataaxal boobu mu jeex coow li fa la yem malgré tout en 2014 indi nañ fi sommation jox leen ñëw teg ko sama der metti woon na ma jéem naa expliquer ku nekk que yëguma tiinuma ci loolu am na ñu gëm am na ñu gëmul wax nag nee nañu yawa fu mu àgg mën a àggu fa mënuloo ko dabu je vais pas juger nécessaire de faire une conférence de presse parce que da nga ko bàyyoon ci loxo yàlla def d'année en année nit ci commencé yeewu commencé gis ne que li ñuy waxoon dara amu ci wante barki Dembo Ndiaye dégg naa nañu indi yeneen sommation joxaat ko nit yi jëlaat sama tur tegaat ko ci te seetlu naa ne saay bu élection du jub rek ci nañuy def loolu parce que xam nañu Abou Makalu candidat la xam nañu Abou Makalu peut-être mën na leen xaw a jaaxal donc lépp lu ñu mën a def ba woyofal ko ci biir quartier am nañ ko def ko woyofal ko ci biir quartier am 2014 def nañ ko wante taxul ma jël deuxième fii ci centre Ngalandou Diouf donc dama bëgg a leeral nit yi ne li may wax nii lépp ay kayit mu ngi nii moo koy findal te jox naa ko yenn nit yi su fekkee maire dafa bëgg a fi dindi ay nit yi na jël ay responsabilité am te bañ di jël nit yi di jël seen tur di ko lal su lu ñaaw loolu beneen mbir mi aussi li nga xam ne moom lay wax waa Mermoz ay rumeur daw nañ fi saa bu ñu jógee nee nañu Abou Makalu ak ay xaritam ñoo bañ mais def fi dara ci case bi barki Demba Ndiaye am na sama benn nijaay ma fekk fii mais arrosé fleurs yi mu ne ma yow mere naa la trop ma ne ko lu xew ndax nga mere ma mu ne ma man dama toog fële laajte ne waa mais 2009 ak 2000 ba léegi mais Barthélémy Dias lu mu def suñu Mermoz lu ñu def ci quartier bi mu ne ma les gens lui ont dit déedéet il a voulu faire quelque chose mais c'est Abou Makalu et ses amis qui ont refusé man ne ko est-ce que wax nañ la yan projet nañ fi refusé mun ma déedéet waxuñu ma yan projet la man na ko benn projet bi dafa bëggoon jaay une partie de la case à Bakayoko benn entrepreneur pour mu def fi centre commercial loolu neen jóg xeex ne ko doog fi def parce que fii du pour centre commercial man na ko beneen projet bi dafa jóg ne daf koy jox City Dia daf koy jaay City Dia parce que City Dia daf fiy def magasin ñu ne ko loolu doo ko fi def parce que d'accord ñu ci ànduñu ci parce que fii espace bi dafa war a nekk espace public bi nga xam ne nit yi dañ fi mën a féexlu xale yi foofu nit yi am fi seen njëriñ mais nekk fu li nga xam ne da ko fiy def nit di ko jóg di ko privatiser loolu d'accord ñu ci loolu jàll yàlla dimbali ñu ak magu quartier bi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñu taxaw ci ak jeunes yi ak population bi taxaw fi ba loolu amul ñetteelu projet bi immeuble R+6 la fi bëggoon def immeuble R+6 ak ay espagnol parce que nee na rez-de-chaussée bi yëpp dañ koy jox mairie bi ñu ne ko loolu du fi am jour boobu sunu baat sax jóg na parce que réunion ñu ngi ko defee ci biir jàkka ji sunu baat sax jóg na fa ndax mer ñu ne ko fii loolu d'accord ñu fi ñu ne ko nag yow depuis 2013 am na benn projet bi nga xam ne bii coow amee ci biir Mermoz imam moo woote jàkka ja imam moo woo Macky magu jàkka ji
imam woo délégué de quartier yi imam woo les jeunes du quartier woo ASC Mermoz woo Mermoz Basket Club woo Ata Ndiaye en tant que conseiller woo feu Ousmane Ndiaye yan na ko yàlla yërëm mu ngi si dëgg ñun ñu ngi si fen le maire de Mermoz Sacré-Cœur yónnee ku ñuy wax Ahmedine Sy mu doon président commission urbanisme mu teewal ko fi ñëpp a toog ñëpp a teew ñu waxtaan suñu biir ñun ñëpp ba ñun ñëpp ñu d'accord ci benn projet bi nga xam ne mooy projet case ak terrain basket ñëpp ànd si kenn waxul déet imam ne ma comme que Abou yooyu yaay seedeel yaa jiite nit yi jëlal projet bi nga ànd ak Ahmedine Sy mi nga xam ne moom la mairie yebal ngeen dem ngeen rectifier ko nii nga xam ne moom la ko population bi bëggee ngeen indil ma ko dimanche Ahmedine Sy ñëw sama kër ñu rectifier projet bi ñu dem université Ahmedine Sy moom moo fay relire document bi projet bi si la jógee samay loxo parce que Ahmedine Sy moo ko jël si boppam yóbbu jox ko imam yóbbante magu gox bi les délégués de quartier les sages de la mosquée ànd ak si def naa une délégation du MBC ñoom ñoo ànd dem ba mairie déposer projet bi ne leen projet bii de moom la waa Mermoz d'accord donc coow li jeex na projet boobu à la décharge du maire Barthélémy Diaz Barthélémy jël na ko jox ko mairie de la ville de Dakar maître Khalifa Ababacar Sall Khalifa Sall gémmiñam sama nopp fekk ñu ngi seeti Ousmane Ndiaye yan na ko yàlla yërëm clinique de Madeleine ñu dajee ci suuf au rez-de-chaussée bi ñu dajee au rez-de-chaussée mais interpellé ko ma ne ko monsieur le maire depuis plus de 6 mois am na benn projet yoo xam ne jot nga ko qui concerne Mermoz yow yaa waxoon ne chaque commune dam lay jox 1 milliard et dans ce cadre là si nañu defoon projet bi jot nga ko mu ne ma effectivement projet bi jot naa ko mais projet boobu Ousmane Ndiaye wax na ma ko Soham Wardini wax na ma ko Yoro Ba wax na ma ko mu ne je vais vous rassurer projet bi jël naa ko jox naa ko conseil de la ville validé na ko accepté na ko jël nañu projet bi yóbbul nañ ko direction des marchés publics des CMP loolu la ma Khalifa Sall wax te maa ngi woon ak ay seede parce que man ak Mohamed Seck président cellule jeune Pape Demba Wade ak keneen ñoo àndoon dem seeti Ousmane Ndiaye bés boobu yal na ko yàlla yërëm donc mbir yi fa la yem donc depuis 2013 amul benn bataaxal bi nga xam ne CDL jël na ko yóbbu ko mairie pour wax ko dara lu concerne Mermoz beneen mbir bi mooy wax yi nga xam ne mu ngi law à chaque fois bi nga xam ne woote nañu fii parce que CDL tamit dama leen di fàttali ne ki existé tul depuis 2014 fay régal amatul tas nañ ko yàgg na nekkatuma président conseil de quartier moo am léegi et du man maay président conseil de quartier bi mais maa ngi ci biir conseil de quartier bi en tant que président de la commission citoyenneté civisme et renforcement de capacité jour bi ñu def assemblée générale bi à l'IAM j'en ai profité avec la présence du maire interpellé nit yi ñi fa toogoon ñëpp parce que waa quartier bi yëpp jógoon parce que case daf leen soxal ma waatal leen ci alxuraan ne leen rumeur ñuy dégg yëpp ci Mermoz ma concernant dara du ci dëgg te waat naa ko ci alxuraan képp nga xam ne mu ngi wax loolu ci biir quartier bi na nga def ni man jóg waat ci alxuraan que yow yaa ko wax te loolu dëggu la amul ci kenn ku jóg seede te yàlla xam na ne ñi ko doon wax ñu ngi woon foofu toog man nag dama amee njaboot
damay amee ay responsabilité duma accepter ci kenn du teg lu ñaaw sama der sama ay doom fi nañuy màggee yàlla rek a xam ëllëg yàlla rek moo xam lan la àddina di tëddee su fekkee nar naa nekk maire incha allah dinaa ko nekk su fekkee naru moo ko nekk incha allah du ma ko nekk yàlla moo yor ñëpp donc il faut que les gens soient loyaux envers les autres adversaires politiques xaw ma nag fu coow lu jóge xaw ma ndax maire lu jóge xaw ma si quartier bu lu jóge je ne sais pas mais li leen bëgg a wax mooy yëguma tiinuma yëguma tiinuma yëguma tiinuma dama xëy di liggéeyi Seynabou Diack moomu dogaale ne ma Abou de ñu dañu indil sommation ma ne ko loolu kañ mu ne démb xam nga bërki démb ma ne ko ah bon mun waaw mu ne ñu ñëpp jox nañ leen ma ne ko ah mun ma waaw ma jël sama téléphone xaar ma woo Wade laaj ko ma woo ko jotuma ko ci kanamam lu mu ko woo jotuma ko ci laa jël dem liggéeyi jeex na mais depuis jour boobu maa ngi dégg ko coolu mu ngi law rek biir Mermoz ne Abou Makalu diw ak diw ak diw moo tax ma nag ma ne il faut ma leeral mbir yi ñëpp a xam weeru koor nañu nekk képp ki nga xam ne dafa jël information bi di ko véhiculer de bonne foi parce que gëm na ko ci biir xolam dëgg la pour moom mais njumte la maa ngi koy jéggal ci xol bu sedd guy képp ku koy def nag pour yàq bàyyil naa la ak sunu borom subhaanahu wa taala moom mi di àtte mu àtte ñu ci jàmm ak salaam parce que am na ñenn ñi nga xam ne yéene lu ñaaw sa moroom la am na li nga xam ne du jikko jullit Abou Makalu du sosal nit Abou Makalu waxal nit lu mu xamul Abou Makalu jëf li nga xam ne day yàq Abou Makalu incha allahu rabi dina dox biir Mermoz teen te du mun jaakaar kenn seen ñeenti ba tase ay bëtam di sëgg incha allahu rabi amul ba waxtu bi te ñaan ma sunu borom moo am lii yàlla wax ci jëw nag lu doy waar la mais comme de di maa ngi jégal ñooñu ci weeru koor nañu nekk weeru jéggale la mbir yi daal ñi ne noonu la tëddee mu gàtt mu gudd noonu la tëddee maa ngi jéggalu nag di baalu àq encore mbooloo mi yëpp sama kàddu yi nga xam ne moom laa yëkkati tey lépp lu ci jub da nga xam ne sunu borom moo ko jubal lépp lu ci ñaaw xamal leen yëfu nit la te maa leen ci jéggalu leen ci baalu àq amul benn question bi nga xam ne nag ragal naa ko question bu ni munti poser mun naa ci répondre parce que man je suis quitte avec ma conscience digne je suis digne je resterai respectueux que je suis respectueux que je resterai mais du ma nangu kenn yet ma du ma neen kenn toroxal ma lu kenn du ma nangu kenn teg lu ñaaw sama der incha allahu rabbi mu ngoog mbooloo mi maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen dolli di leen baalu ak je reste ouvert en tout cas aux questions su fekkee ne dafa am ñu si bëgg a dolli dara tamit ñu dolli ko si jërë ngeen jëf